sur la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders baaxoon nañu képp koo xam ne rek leader la ngeen ràññee taxawaayam ak ci domaine bu mënti nekk di ci yëngu en tout cas képp koo xam ne rek am ngeen choix ci moom sénégalais yi am respect également à travers li nga xam ne mu ngi koy def ci moom ñuy am ak moom jotaay la danseuse nationale laa ko tuddee ku ñu dootul présenté suñu sœur Oumou Sow jaar moom la seet si tey ak rédaction Senbuzz Cissé ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci disponibilité bi. maa ngi lay fay bu baax waa Senbuzz di rafetlu seen teewaay fii ci Amazon boutique di leen ñaanal jàmm di leen dalal jàmm di nuyu mbokku téléspectateurs yi nuyu seetaan ak internautes yi. mbégte la ci am ak yow jotaay mais nag du ñu commencé vraiment te jaajëfaluñu leader yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel yëpp ku mel ni Pape Djibril Fall PDF. suñu kilifa la kuy jàpp si liggéey bi la Anta Babacar Ngom également kuy bàyyi xel chaîne bi la ak képp koo xam ne rek leader nga leader Momar borom Wazir borom Tëngéej ñu ngi lay jaajëfal alors Cissé ngir ñu dugg si waxtaan bi certainement. jaar la moom la ñu fas yéene waxtaanee ak yow tey. bu ñu nee Oumou Sow ñu sant Sow ñu bari dina leen xaw a def équation. Oumou Sow sant Sow di yëngut ci li nga xam ne mooy fecc. fan la sa parcours ak danse commencé. waaw macha allah sama parcours nag moom xam naa damay ñëwaat ci ginnaaw rek. xam na ne fi mu toll nii nit ki moom li la fal moom boo ko fàttee rek sa folleeku day gaaw ba tax na macha allah Amadou Boli Ndiaye moo doon première fecckatu Baaba Maal Amadou Boli Ndiaye moom doon sama nijaay nekk professeur de danse aux États-Unis yàlla def nag macha allah man nag ma jàng école Jean de La Fontaine ba 5e. jaar Malick Sy fa laa bàyyee bi ma bàyyee nag du continuer ci art bi. waaw def ballet vidéo production ballet Africa jaar ci ay maître chorégraphe ñu jàngal ma li nga xam ne dëgg-dëgg moo nekkoon sama deret. c'est vrai que culture bi ñu amoon Sénégal mooy boo nee fecckat rek dañ naan géwél nga mu xawoon a jaaxal nit ñi nga nekk tukulóor wala pël entre guillemets. di yëngu ci milieu bi ndax yomboon na aussi pour nga évoluer ci. non yombul woon ndax samay mbokku yaay ñoom xam nga dañ naan ñun toorood lañ toorood moom xam nga moom géwél da koy ñaan rek mu di ko may. waaye loolu tamit changé wu dara ci man ndax deretu toorood bi mi ngi fi ba tey. ndax ñoom nañ daan jëflantee. moom lay jëflante ba tey ndax Samba gi laa jéegi mooy sama maam Kuli Tengela Labba Tengela Nima Tengela Maba Jaxu Ba mooy sama maam kon nag ñun ay alpulaar 100% lañ tooroodo ci baay daniyanke ci yaay ñuy waa Kanel waaw du ñàkk nag say mbokk nag côté yaay kaas ne lii moom wax dëgg yàlla du suñu. d'accord arrivé na la ci say famille ñu bañ a am gëm-gëm boobu amoon na certainement ci sa famille say parents nan lañ ko gisee woon aussi. waaw non sama papa moom amuloon problème ndax sama papa moo doon premier manager Youssou Ndour. Super Étoile. donc ñuy répété Médina ma nekk xale bu ndaw doon gis seen répétition yi bu ñuy dem Gambie di ma yóbbu waaw xale nag li mu gis ci bi muy xale. donc. malgré maa ngi doon jàng mais loolu moo lay gën a inspiré. looloo tax affaire bi méttiwul ci sama côté papa sama côté yaay garaawul mais côté sama parent yaay. waaw mais maintenant xamoon nañ na métier la comme tous les métiers. alors mu bokk ci sa parcours aussi liñ la gën a ràññee. mooy ngay lëngu ak ki nga xamee ni mooy suñu papa rahmatullahi alayhi papa Thione Seck ñu ngi koy ñaanal yàlla. fi mu jugee fi mu nekk gënal ko fi nga xamee ni fi lay jugee. bu ñu doon waxtaanee sa parcours quand même duñu ci bañ a tudd ki nga xamee ni mooy papa Thione. choix la lan moo la gën a marqué ci moom ba nga xamee ni sa carrière yëpp pratiquement wala boog lu ci gën a bari sa relation ak papa Thione Seck ci lañ ko gën a gis. dëggu. gëm boppam lu mu am ak lu mu ñàkk kenn du ko xam nit la boo xam ne tamit qualité yi nekkoon ci moom mooy sincérité su jàppee du bàyyi su fekkee fësal nga sa bopp ci àddina bi yëpp ba ne moom la moom it fësal na boppam ci àddina yëpp ba ne yow la ndax tamit li gënoon jafe laa am ci moom ci doom yëpp nag ndax bari woon na ay doom lu man rek man maa doon wax Papa Thione mais Papa Thione moom ci man la njëkkee man maa njëkk a toog ci ne Papa Thione mooy sama papa. waaw le mot Papa Thione moom ci man la njëkkee. waaw après ngay dégg ñëpp naan Papa Thione kon sant yàlla. mais dama ko bàyyoo woon moom mu doomoo ma. waaw moom nag wax dëgg yàlla. mënutuma sori sax si ay waxam. ndax li ci xol yi daal moo gën li ci xef yi. waaw Papa Thione moom nañ bàyyi noonu rek. te ñaanal ko te xam na ne man jege na ma torop nag ndax li tax ma ne jege na ma man xam naa yàlla xam na. ndax mënoon naa ko bàyyoo mu dem rek maanaam sama xel génn ci moom. mais sama xel chaque jour day nekk si moom. saa mu duggee sama oto affaire bi dafay mel ni su ma ko deful du ma nekk faw ma taal son déglu baatam ba pare doo ko mën a dem. li ma dal ci Serigne Fallou rek saa yi ma yeewoo foog ma ne jàkk photo bee muy sama kër muy fi pour mën a gën a free daal mu ma dal ci Thione Seck
dinaa soxla xam aussi sa relation ak moom fan la commencé bi nga commencé le temps ngay am choix ci moom aussi di ko bàyyi la sa bopp. certainement am na foo xam ni fa la découvrir clip la à travers kan moo doxoon loolu ba nga xamee ni sa relation ak Papa Thione bi nga xamee ni ba ni mu fiy jugee askan wi gis nañu taxawaay bi ñu ci am. sama relation ak Papa Thione diapason am la woon mu koy def sayal ma nekk xale bu ndaw donc nekk fa di ambiance. léegi au montage bi ñuy monter affaire yi mu ne mais taxaw leen ci montage bi mais xale bi sol vert bi kan la moom moo ma njëkk a ràññeel boppam cofeel bi mun naa ne ci moom la njëkkee. ci moom la jógee ok. ndax mënoon na ma gis zappé ma nekkaat ci leneen def au montage am ñu ne ko kii doomu Sow sa boor la moom de moom aar rek lay def ci fecc rek lay yëngu macha allah léegi nag bu ñu ko waxee loolu. mu ne xaaral sama contact laaj ma kan mooy sa papa ma ne leen Sow sa boor ma ne ko Sow sa boor mu ne ma yow sa papa def na lu nekk ci musique donc Papa Thione fa la ma commencé clip bu muy def. oo xam ne jigéen da cee war a bokk depuis lors Buur Ida Wade Ciao l'Italien ak yeneen ak yeneen yu ma mënul wax soxna Ndeye Mbacke bi laa ko mujjee tourné. non Thione Seck daal nekk na koo xam ne daal dëgg-dëgg lépp lu mu doon def daal. ba ci waali mi sax maman Kiné maa ngi koy nuyu di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram lépp lu muy def moo xam doom de Paris moo xam Bercy sax. maman Kiné danaan lépp nañ ko teg sama loxo. waaw ci kulli rek koo xam ne da ngay ñëw rek war fa nekk danseuse wala loo war a def daal. wala animation. d'accord waaw cër boobu daal may nañ ma ko lool. lan nga gis ni mooy image bi sénégalais yi de manière générale di gis ci ñi nga xam ne ñooy fecckat yu jigéen ñi entre guillemets ba ñenn ñu bëree bëri gis-gis bu négatif la ñuy faral di am ci ñoom lan nga gis ni moo leen manqué entre guillemets. waaw li leen manqué mooy conseil nit sa xel rek warul la doy métier booy def booy jaay sax war nga ci ut conseil léegi jamono bi buzz bi dafa ëpp doole waaw kii bi maanaam li nga xam ne liggéey bi nga xam ne dañ ko war a teg ci yoon waaw professionnalisme bi daal maanaam buzz bi da koo ëpp doole donc buzzu léegi nag man bëgguma ko buzz day nekk loo xam ne tam nga wax ko loo xam ne lu rigolo wala loo xam ne day leneen lay doon waaw mais buzz bu ko nit di am waroo ko am ci génne sa cër wara nga am ko si def loo xam ne tey soo ko defee rek da nga naan kenn xamuma su ma wanee lii tey wala ma def lii wala ma am loo xam ne tey dinaa ko génne dina tax ñu xam ma loolu buñ ci seetul seen doom ëllëg yooyu mën na leen yàqal sax kilifa bu mag ci réew mi bëggoon leen takk dootu leen takk c'est clair waaw loolu am na solo d'accord waaw carrière moom boo koy def na rafet image yi buñ ko demaatee xool Google demaat ci ginnaaw xool carrière bi na rafet d'accord ndok du ñàkk si doomu aadama bu amee man dama la koy nangul mais comme génération bu ndaw bi yi ñu jël ay baayu transparent boo feccee sa yëpp feeñ man damay ruus damay am kersa damay stressé wu waaw il faut ñu changer seen comportement d'accord waaw mais nga nekk ci seen mel ni ku nekk ak sa jëkkër donc yëfu sexy yooyu ñuy def noonu dëgg-dëgg am na feneen fu mu jekkoon fu dul sax ci public nit daan nga fecc ba mu rafet déplacé wu def charme def ay affaire daaneel kii seetaan mu kontaan ci xolam dem këram naan noo kii dama ko bëgg man sama secret ci sénégalais yu lenn la rek maanaam su ma nekkee seen wala fu ma nekk sama feeling moom laay dugal ci seen i biir xol feeling boobu nag moo leen di travailler ba ci leen may bëggee mais feeling du question wane sa lii wala wane sa lee wala di fecc di sol baabu oyof donc c'est pas bien wala nekk ci seen mel ni yow yaa ngi nekk ak sa jëkkër wala sa kii waaw nit di la gis di xool yeneen image du doon yow cachet bi ñu lay fay dootu la doyati lay doy mooy ci ginnaaw cachet ba ku lay woo téléphone wala ku lay proposé il faut ñu bàyyi loolu waaw parce que boo jëlee rek sa àddina ne dama ko teg ci métier bi may def pour tekki ci mais pas ci anam yoonu par la grande porte mais si boo jaaree si petite porte bi bu boobaa sa image dootul rafet sénégalais yi nekk nañu ñu mat ñoo xam ne ñoom benn yoon la ñuy jàpp waaye bu ñu xasee ba bàyyi ala kuli aal mënoo fexe ba nga defate lu leen saf waaw kon nag nañuy bàyyi xel ci public bi ñuy seetaan bàyyi xel te ñi nga xam ne ay kilifa diine lañ ak aada te seen doom soppuñu ñuy référence ci ñoom te lu ñu def ñoom ñu roy ñu loolu rek laa leen di digal xam ne lépp loo xam ne def nga ko pour wane sa cër par accident d'accord naa mais loo xam ne yaa ko tey wala nga def ba pare
ñëw ci public bi defaat maa tey loolu franchement dinaa am kersa sax di dajeeg yow sax di nuyanteeg yow. D'accord. mais bu dalee nit mu nekk ndog-ndog. man maa ngi ñaan yàlla sénégalais yi baal ki mu dal. style bi nga xam ne ni moom lañ daan gisee Oumou Sow je dis pas. Sur scène mais même ay clipam dañ daan gis buy fecc dafay ree tout le temps. donc aussi je dis pas même en dehors de ree bi bég bi nga xam ne ni voilà la ñu doon gis yow. alors lu waraloon ree bi choix la yëg-yëg boo doon gis la wala da nga gisoon ni aussi message nga soxla woon te foofu rek nga waroon a mën a jaar pour apporter message bi nga xam ne moom. ree bi moom lu jóge ci xol rek lay dellu maanaam métier bi boo koy def. moo xam animatrice nga moo xam lu mu mënti doon même boo ci amul 100 francs fiéral ci li ngay def boo yëgee seen war nga mën a wax ne lii may def daf ma neex man lu ma neex laay def te li may neex nii damaa bëgg xoolal mu neex leen yéen ñi may seetaan. man noonu laay dundee damay xàppi gis nga benn jigéen mën na nekk ci scène mel ni 10 jigéen ñoo fi nekk parce que da ngay def ay déplacement point des pieds nga war a jouer loolu moom manqué yow da ngay nekk ci scène sa morom nekk ci scène. yow ngay defanteeg ki ngay chorégrapher te yéen ñi ngeen di defante seen biir ëllëg ngeen def le tout pour public bi leen di seetaan ngeen indi charme ci ñoom pour ñoom ñëpp des fois nga gis nit yéeg seen ambiance ba mu neex. ñun suñu temps da ngay gis jékki-jékki public bi yëpp ay jógandoo yuuxu parce que dinañ fa def ay clé yu rafet yoo xam ne du agressif te dina dugg ci xol. loolu dafa am solo. te léegi nag. artistes yi nga xam ne ñooy chorégraphie ci biir scène bi ñoom ci seen bopp ñooy ambiance ba pare di xool beneen collègue am bëgg yow defanteeg ci say collègue yow ok. c'est pas bien esprit de dépassement la ñu war a def maanaam defante bi ak siifaate bi. concurrence bi nañ ko teg fii te mayante xaalis comme bëri ni ñuy def. alors mu bokk ci sa parcours aussi nemeeku nañu. certainement ak. lu yàggul ñu xëy rek gis Oumou Sow en tant que musicienne nga génnee fi Fly to Fly gars yi nag ñu ngi lay tooñ ñeneen ci artistes yi nga xam ne dañuy yëngu ci musique ñi si gën a gàtt carrière ci nga bokk da nga bàyyi da nga yëgatul musique wala public bi dafa la soxlaatul. Merci mun nañ ko wax mais ñi nga xam ne ñoom ñoo ma suivre sama début ñoom du ñu wax loolu man damay toog ay nit sax naan Oumou Sow macha allah yow lan moo tax chaque jour rek say affaire yi gën a bees lan moo tax yow mënoo xeewi man leen xeewi ci yàlla la yàlla mooy fal nit te mooy xeewel nit man nag xëy na sama vidéo loolu na ko yàlla bindee macha allah dañ ma koy laaj. donc parcours musical bi du da nga découragé. si sa nga baal ma mais ñu bari dañ gis ni da nga découragé public bi wuy si wala ci musique moo tax. dama def benn son ak Papa Thion mu dugal voix def lépp morceau bi Kóllëre la tudd boobu Papa Thion demul sax def ko ak Wally Seck musul am duo boo xam ne moom ak papam la. xëy na am na ci live fii ak anniversaire yi mais ci son loolu man maa ko am ba coon bi mu sàngoo suuf loolu dañ ko naroon tourner clip daf coon lii ko arrivé nii yàlla dogalu ko morceau boobu lu am doole moom laa bëgg incha allah génne ci tabaski bi incha allah. donc kon arrêté woo sa carrière en tant que musicale quoi. je veux dire. mais bi ma jógee Sorano yàggul. le 13 mars. man maa tëj réew mi. man maa tëj le 13 mars laa def Sorano le lendemain son excellence président Macky Sall tëj ma ñëwaat ñu tijji ma def sama programme mu xewu doom bi barki Dembo Ndiaye ibbiwaat kon man macha allah maa ngi ci axe bi de. yaa ngi ci axe bi. waaw mais musique bi moom mën nañu xaar ci lu yàggul dara certainement ak benn production. musique bi pare na mixé rek moo desoon. heureusement Papa Thion dugaloon na voix am ba pare. d'accord ñu ko ci rendre hommage. tuddee morceau bi Kóllëre. ñu ngi koy xaar. Mbaye si Ndiaye moo ko def ak Benjamin Fallou. c'est clair. ma leen di nuyu de passage ndax sonn nañ ci trop. lan nga dund ci sa parcours benn loo xam ne mën nañ ko tuddee histoire vécue loo xam ne daal dund nga ko je dis pas ci sa parcours musical wala en tant que danseuse aussi. mais ci sa vie d'une manière générale. si ban cadre. ci sa cadre vie rek loo xam ne dund nga ko ak nit mu métti la loo xam ne xëy na dund nga ko ak say waajur mu métti la loo xam nit def na la ko mu métti la. waaw xam nga aar bi ñu nekk dafa bëri trahison. aar bi ñu nekk dina am toujours des ay coups bas mais li Coumba Gawlo la waxoon rek ñu koy nuyu de passage. da ngay altéru rek. altéru bi mooy da ngay nangoo muñ nangoo encaissé soo nanguwul muñ nanguwoo encaissé lu ñëw nga kaas chaque jour ngay détail bu yàggee li ngay yóotu doo ko jot man nag dama daan jéggale tey jéllale. ndax taalibi Sëriñ Fallou la. lan nga dégg lu la gën a métti loo xam ne jëlee la nga ko. non doo ko dégg. d'accord mais maanaam
des fois liñ naan sa évolution day jaaxal ñu bëri am na ñoo xam ne ne mënuñu supporter nit kuy avancer waaw nit kuy dellu ginnaaw neex na leen mais booy avancer te ñoom ñu jiitu la ci métier bi te avancé wuñu donc loolu daf leen di indil ay jalousie boobu nag mooy indi kuubaay mais ci génération bii ñu toll nag âge bi ñu am ni wax dëgg yàlla képp koo xam ne rek amoon nga sax loolu daan ko joué ci sa xol wallaay léegi bàyyi nga lépp c'est clair ñëpp ñi ngi suudewu bokk ndey ak baay d'accord di mayante xaalis di waajal ay tour yu ñuy def chaque mois ñuy gisante bëggante ku am xew. alors foofu sax xam naa bala muy jeexal sax aussi Sista Oumou Sow moom yi nga xam ne leader la alors c'est clair bala ñuy jeexal aussi Sista xam nga ni récemment am na benn polémique boo xam ne judduwaat na macha allah ñuy ñaan yàlla gën la may kàttan aussi ba nga gën di ko mën a def par rapport ak xew li nga xamee ni def nga ko c'est vrai que kaddu askan wi la chaîne des leaders aussi ñenn ñi gis nañu ni donte ni yaay nga sañ nga pour aussi def ko pour sa doom mais aussi gisoo ni exagéré am na ci maanaam am na ñoo xam ne certainement ñu ngi ci askan wi amuñu possibilité def ko aussi ndax amul beneen influence boo xam ni nit ñi mën nañ ko si jëlee la fait que Oumou Sow def xew ba def raxas ak fi jamono ji tollu tamit sama jigéen. alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw bi ma amee ay soppe ak ay nit yu baax yoo xam ne macha allah taxaw nañu ma yàgg leen lebal 20 ans ma leen di lebal musuma am xew ñooñu takku ba dëgër ñii indi nag ñii indi ay traiteur ñii ñëw teral ma boole ceeg ci sama liggéeyu bopp ndax macha allah boo yàggee liggéey yàgg a denc ak samay nitu valeur yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi yoo xam ne macha allah samay soppe lañ bëgg ma yëg ne maye naa sama doom ci farata sunna si yàlla si Muhammad sama doom teral ma ci diggu Sénégal yëpp mënoon na yàq boppam muy tox wala ñu koy gis ci yeneen ni milieu mu yàq boppam may xëy di ko wëri fu nekk wala di dem ba 5 heures du matin di ñëw mel ni ko neex jël butéel bi wala def lu ko neex waaye deful loolu ñu jël ko fañ ko war a jëlee ay njëkkam jël ko yëkkati ko ñëw indil ma ko ne ma sa doom kontaan nañ ci moom yàlla def ma maye jàkk rek defuma xew mu sama doom nag demee ba am doom war naa mën a xool sama koofar foor bu ma mën a am ak lu ma amul yëpp teral ko nit ku ne sa bopp ngay teral ba tax na mu am ay bàjjenu valeur ci réew mi am ay ndey yoo xam ne ñii ñi ngi Dubaay ñii ñi ngi Chine ñii ñi ngi ci réew mi di faj buumu gàcce yi yàkkamti woon nag macha allah maa bi am bés am turandoom Abidja ma nga ca Paris yónnee bàjjanam Adja mi ngi fii nii Rëbës maamam Yacine Kat ñuy gërëm famille papam bu baax a baax waaye di gërëm ñi nga xam ne ay kóllëre lañu woon ci famille bi mooy ki nga xam ne mooy Titine Dioum macha allah ki nga xam ne nag papam ku ko xam ne su lay gisee mi nga xam ne moo nekkoon marché HLM génn àdduna yor fa cantine nekk milliardaire ci réew mi moom mooy bàyyi Titine Dioum macha allah yaayam bi nga xam ne mooy Yaha Dia taxaw temm ne sëtam bi da koy teral. kon daal xew li ay millionnaire man xew bi def ma ci 100 francs ay millionnaire ñoo la ci sekkoon. waaw ay millionnaire ñoo ma ci sekkoon ay borom daraja ay borom teraanga. Adja Thiam la solution ñëw teral doomam. ànd ak Titine ñu ne deetawaay ki nga xam ne Mariane Mendy ñëw maanaam ñoom na bu bàccil nitu valeur yëpp ñoom ki nga xam ne mooy Mami Diom Jador Khalifa Mbergane ñoom ñëpp ñëw takku ba dëgër. teral xale bii man saw damay sant rek xale bi aussi moom mooy sa taw bu ma jumul mooy sama leader mooy nijaayam monsieur Ahmed Tidiane ba Messi ñëw defanteeg moom lu baax ak ñoom Seyna bu baax man xew mi defuma ci 100 francs ñoom Fando yee ngi nii toog jàppale ko def togg añ yi ba mu neex ñoom Mame Bassine Thiam ñoom Jole lan ngay tontu sama génération ñoom Ndeye Gueye xale yu baax yooyu macha allah Mbathio Ndiaye nekk magale bi ñoom ñëpp ñëw defanteeg moom alors lan ngay tontu ci ñi jàpp ni ak Njole Taal lan ngay tontu ci ñi jàpp ni da nga xaw a exagéré da nga xaw a yàq ci leer na lim nga te message bi jàll na aussi mais lan ngay tontu ci ñi nga xam ne certainement am nañ même position que yow am ay doom gis ni daal xewli ak lu métti am na daal loo xam ne daal jamono laaju ko donte ni tamit yàlla dimbali na la nga bokk ci leader yi nga xam ne mën nañ ko ci lekk yi la wala ci lan yi la non ci exagère nee nañu def xew ba raxas ak fi jamono ji toll nga nekk koo xam ne aussi référence nga certainement ci ñu bari ci xale yi aussi. raxas bi xam nga lu ko waral. dama tëgg Sorano teraluma samay hôtesse ma defaat xew samay hôtesse jënd seeni yére matin et soir ñoom hôtesse bu ci nekk mun naa ne def nga presque 80 000 ci sa yére ak say accessoire waaye loolu lu ma leen war a defal xëy la lendemain ceeb bi desoon na diwlin bi desoon na lekk yi desoon na ñu jël li des defal leen ko ñaari mën a biyam dëxin
bii mbaxalu yàpp naar fandooy mi mën na maa seede ndax yaayu Suwaadu moo ko togg ak xadi angale waaw loolu abusé na woo Samba Diarra Mbaye mu ñëw bégal leen woo seng-senge Mbiram Gueye kewe yaay Awa Diagne ki nga xam ne mooy Alaaji Fay bégal leen est-ce que foofu abusé na xam nga lan laa mujjee def jël sama micro ku ñëw di ñaan ma ne la lañ doon mayee ak lañ doon jëflante def nañ ko ca xew ma fii ñëwuñu fi pour puugare man dañ may dimbale dañ may dimbale ku ñuy jàppale warul def xew abusé waaye teral sa doom nag bu fekkee nag dañ koy aayu ci réew mi dina ma doomu autorité yi sax dañ leen di teral autorité boo fi gis xew na xew biir këram teral ay doomam teral ay njëkkeem ñëpp dem ñun teraanga lañ xam ndax ñun ñooy sëtu Samba Gila Jéege ak Maba Jaxu Ba leer na wërsëg jaam nag yàlla xew nag liir bee ñëw rek macha allah ak wërsëgam xew nag yàlla moo koy defar ndax nit mën na préparer xew te yorul 100 francs ndimbalu suñu borom rek lañ am ana Sorano ba ma koy tegg lu ñu wax mën na ko mënu ko ma def ko at yee ca passé mu fees ñi ne jinne yee ñëw ren jinne yi ñëwul fi mu toll ni abusé leen jël waa kon abusé yaa ngi noonu alors beneen mbir xam nga ni bu ñu doon wax buzz de la semaine mënuñ la ci génne par rapport ak jooy yi nga xamee ni suñu sister grande sœur créé nga ko fii ak Alléluia ak affaire yu noonu en fait émotion la woon wala exactement da nga doon comédie quand même c'est vrai que vraiment touché nañu bëree bëri quand même par rapport ak sa dernière sortie bi nga xam ne léegi dañ maa posé question lu waral Alléluia bi dañ maa posé question ci Papa Thione te man bëgg naa bu may interview mën nañ ma wax ci Thione mais nañ ma ci wax tuuti rek mais buñ ko bësee aram dafa maa bës ba ci miir bi manquant boobu nag mu ñëw ci lu ma waxtaane woon ak Thione ci loo xam ne jarul sax ma koy wax ci télé affaire bi revenir ma juste rek ci sama bopp ci laa jooyee léegi bi ma jooyee ba ci fin wu jooy xam nga day des ma gërëm nag Guigui parce que Guigui dafa def acte bu ma touché ndax comme ci xew bi mi ngi doon recevoir ndawtal yi affaire yu nekkoon xaalis bu bëri léegi xaalis bu bëri boobu même bu ñëwee dañ doon jokkalante ak njëkke yi ñëpp xam nañu booy jokkalante ak njëkke yi il faut am lu dugg am lu dem am lu ñëw partage boobu bi ñu ko defee ba fin bi xam nga nit ñi dañuy def ne Sénégal Sow ngénte na am na ci ay millions alors que fin bi ñu tuuree saak bi benn 500000 boobu la ci desee 10 heures ci suba la woon sama jabar papa mi ngi taxaw Fandoy mii mi ngi toog sama doom bi mi ngi toog ak sœuru Guigui seen taaw Guigui waat ci Jésus léegi nag bi mu waatee ci Jésus wax ay waxam ni mu ko defee acte bi man acte boobu laa ko defaatee ci émission bi d'accord léegi nag ñi au montage ñoom dañoo monté partie boobu ma jooyee Guigui def sama ay affaire partie boobu nag buñ ko valoriser ala kuli al nit ñi dañuy jàpp ne kii dafa def clown wala dafa def affaire alors que ci dëgg laa nekkoon d'accord waaye nag fii nag Sénégal la c'est clair leer na bu fekkee dañu stressé jóge ci Covid yàlla def ñu tëju def confinement génn réew mi bëgg a xàppi man de vitamine C boobu may naa ko réew mi te leer na xam nga ni mbégte la woon ci am ak yow jotaay sa temps bariwul te yaa ngi war a dem ci liggéey bi aussi terewul nga may ñu opportunité ci le 12 ba la yëg nga ko ak ki nga xam ne mooy le leader Wally Ballago Seck bala ñu ñëw ci yóbbante Aba No Stress bi ci le 12 ba la certainement yaa ngi koy waajal Yacine may sa bigé may sa tend Daawur Mbaye Galo Daawur Mbaye nga xam ne dafa maa sagal barki démboo njaay sama anniversaire dama koy ñaanal suñu Papa Thione yàlla na ko dëddoo jàmm Wally Seck dina fees dina neex réew mi la bëgg le chanteur du peuple yàllaa ko def dama lay ñaanal ci kattanu yàlla nga eggali ak sa sago man de bis ba buñ ma fa gisee ak buñ ma fa gisul man dinaa toog julli di la ñaanal Yacine sama yéene nag moo doon ñëw waaye nag jaam ak pexem yàlla dogalam Yacine bu ma fa nit yi gisul du sama coobare dafa fekk rek liggéey mu ma tënk ci réewu jàmbur yu ma signé contrat te foog ma dem fa liggéey ñëwaat damaa jóge ci xew te jamono neexul jeex na fi may jeexalee Aba nee na ndax Guigui bi mu waatee sa xel ñaawul tuuti gëmoo ni Guigui li tax mu waat certainement mooy problème bi dafa am Aba No Stress dafa neex Aba ma ngi États-Unis di fa toj Aba danga neex Aba maa Guigui man ak moom ba si repose en paix yàlla na yeex Aba Guigui dama am ci moom confiance bu rëy Guigui wallaay lazim dafa nekk jigéen bu sincère bu dëggu dafa doon waat ci yàlla rek ci Jésus que moom jëlul dara ci xaalis bi te ala kuli aal man sama xel ak sama expérience laa jël man sama doom man dërëm ak ngërëm laa yemale c'est clair ñii xam nañ ci dara ma tegoon fi ay millions nit ñi ne ma jox ma ko lépp dama ko jox rawatina ak ma ànd ak jigéen bu sérieuse
jigéen bu dëggu jigéen boo xam ne ay qualité ci moom bu dee ñett la jël naa ko moom roy ko géej merci beaucoup sista sa jot Macha bariwul Allah, mbégte la woon maa ngi koy vraiment gërëm di ko sant. mbégte la woon vraiment donte ni xat nga sa jot mayuloo ko nga may ñu possibilité ak opportunité ñu am ak yow Mot de la c'était fin. plaisir quand même vraiment pareillement merci d'être venu ndax tamit activité yi bëri na temps bi bëri na te temps bi xat na nga jël ci sa temps xajal ma ci man it ma jël sama temps xajal ci ba pare ñu bokk métier bi tamit parce que ci danse la nga wax nii mais nii man dama nekk ci benn leader boo xam ne day couvrir danse parce que lu laal monde danse laal na ma mais actuellement donc bu fekkee war naa lépp ginnaaw animatrice la maa ngi 7TV di def émission Oumou Show chaque samedi 16h chaque koor may def samay ndogu ndaanaan donc kon maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi mi doon seetaan ak sama fans yi nekk bitim réew biir réew biti réew ñi nga xam ne alléluia bi ku nekk envoyé dama ci audio yi reetaan ba bëgg a dee am na koo xam ne tam mi ngi woon hôpital digg naa bi mu gisee loolu dafa jóg ci saasi xàppi commencé free kon nag ñaan yi ngeen ma ci yaanal ne Sow yàlla na gudd fan maa ngi ne amin yaa rabbi wax nag ngeen yokkuma ñaanal te xam ne man nitu freedom laa man du ma xool ay commentaire du ma internet bi lu ci bëri sax booy seet nañ may yónnee naa ma xoolal lii wala xoolal lii waaw dara du ma kiiwaat ci sama àddina lépp lu ma doon naqari ci sama àddina wax dëgg yàlla jooy naa ko ci coon jooy naa ko ci képp koo xam ne rek muy jaara jaag génn àdduna di sama kóllëre yàlla na xippee àjjana waaw léegi man sama àdduna nag léegi que du bonheur laay dund happiness freedom bu loolu weesoo maa ngi sargal képp koo xam ne rek ñëwoon nga ci xew mi ñëw ci raxas bi nga xam ne wax dëgg yàlla benn xaalis génnu fa dañoo togg rek suñu ay mbana yu tooy yu baax noddante suñu yaram ak supp yu baax yi wax dëgg yàlla mooy wax ne képp ku ne xew bi dafa abusé wax dëgg yàlla maa ngi lay jéggalu te xam ne dama doon teral sama doom rek te yàlla rek a tax si bakki sëñ Fallou. également di présenter suñu condoléance ak rédaction bi nga xam ne mooy Leral TV quand même c'est vrai que foofu la ñu waroon a commencé ak suñu naataango yi nga xam ne suñu borom jënd leen rédaction bi di leen ñaanal yàlla di sàkku amul fan nga affiché ñu nga xam ne mooy gërëmal ma Isaaxa Diop ñeeru Pikine bu ñu dugg mi ngi ca Isaaxa Diop bu baax merci beaucoup merci ci lu yàggu dara c'est la chaîne de